ñun yeewu nañ ca fajar mbaa jàmm ngeen fanaane tey jii tombé na ak vendredi 13 mars 2015 7h10 mooy doog a jot ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média yeewu leen doorati tey jii mooy jotaay bi mujj ci semaine bi comme ni ñu koy defee àjjuma bu jot ci kanam daañu àndandoo ak oustaz Pape Anne El Hadj Mbaye Garmi Mado ak Bessel Faty Dieng déjà mu ngi ci place am ndax 8h bu jotee moo ñuy jukkil xibaar yi jotaay bu njëkk bi ci lañ ci àndandoo ak yéen bu leen fàtte itam ni di ngeen mën a bokk ci émission bi ndax numéro téléphone yi léegi ñu affiché ko ci ay minutes ngeen mën a teel a composé pour ñu mën leen a teel a sédd ci yu baax yu ñu leen jagleel fii ba 10h nag ñu fas yéene àndandoo laata ñuy taxar ñi yéene kaay yeeg seen i xët dañuy bàyyi Faty Dieng mu jox ñu ay titre am Faty ñu ngi lay nuyu. Pape Cheikh di nuyu téléspectateur yu télévision Futur Média. mbaa jàmm nga fanaane. waaw sant bu baax a baax. Verta ngi place am bu ñu demee ba 8h loo fas yéene yaatal. bokk na ca démb Pape Cheikh Elimane jëriñu Mahammed Boun Abdallah Dionne nekkoon ci pencum ndawi réew ma doon jàkkaarloo ak député yi loolee nag niñ ko xamle woon mu wax ci lu bëri lu jëm ci emprunt obligataire yi ak itam lu jëm ci wàllu politique ak social beeg lu ni mel ponk la yoo xam ne ci kanam dañ ko faram-fàcce leneen itam loo xam ne dinañ ko wax muy àtte bi dox diggante Karim Wade ak Pape Albouri Ndaw dañoo ko renvoyé loolu nag ki ko sàkku rek moom mooy parquet bi loolu nag itam bokk na ci ay ponk yu ñu fas yéene faram-fàcce teg ci itam suñu reportage yu rédaction 8h incha allah ñu jox leen ci daje ci faram-fàcce googile. il faut rappeler que loolu am na solo parce que démb daje bi premier ministre def ak député yi dégg naa concept bu bees la boo xamante ni gouvernement bu Sénégal da ko teg. ngir di seq ay waxtaan ak kàngam yooyu le waaw face à face lañ koy wax xam nga nag bokk na ci promesse yi nga xam ne njiitu réew mi defoon na ko fàttaliwaat ko itam ci am ndaje démb door nañ ko nee nañ weer wu jot Elimane jëwriñ ñi Mahammed Boun Abdallah Dionne dina dem ci pencum ndawi réew ma mu nekk face à face bu dox digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo teewal askan wi mu tontu ci seen i laaj ñu xool ba xam itam càmbar yenn ponk yoo xam ne amaana buñ ci gisee ay laaj mën naa baax ci ñoom mën naa baax ci askan wi. bëri na ci ay yéenekaay yoo xamee ni sax tey loolee la ñu xëyee ci seen i xët. muy jàkkaarloo bi amoon démb ci assemblée nationale ci diggante premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne ak député yi Sud Quotidien par exemple ci xëtam bu njëkk ñu ngi ciy gis loolee passage du premier ministre Dionne et son équipe à l'assemblée nationale Sud Quotidien di ñu xamal ni ay questions yu amul tontu. waaw Sud Quotidien moom loolu la dellu si mu ne question sans réponse ana lu ko waral ci gis-gisam am na ay laaj yoo xamante ne amuñu ci tontoom loolu nag démb comme niñ ko waxee bi ñeenti waxtu jotee 16h loolu amoon ca assemblée nationale. voilà ci yéenekaay bi di quotidien ñu ngi ci gis ni loolee am démb ci diggante premier ministre beeg député yi cinéma la ñu ko tuddee ca Soweto alors John moom premier ministre bi moo nekkoon guest star bi. waaw ñoom noonu lañ ko waxee nee nañ Mahammed Boun Abdallah Dionne moo nekkoon guest star bi ca assemblée nationale lu ko waral niñ ko waxee Pape Cheikh face à face la boo xam ne le quotidien dellusiwaat na ci weer bu jot lay am ñu door ko niki démb moom li mu gis nag mooy daal dañ doon show ana lan moo ko waral ay ponk la yu mu gis moom yéenekaay bi du ñàkk itam ku ko jënd di nga fekk ci biir tontu li. yéenekaay bi di réew mi nee na démb Mohamed Dionne attaque et cogne. waaw attaque et cogne lu tax ñu wax ko wax na lu jëm ci wàllum Suneor ak ka ko jiite wax na itam lu jëm ci emprunt obligataire yi nee na du mbirum politique waaye nag technique la mu mel ne Mahammed Boun Abdallah Dionne démb daal ba muy dem bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi noppi woon na loolu olof naan fàggu woon na ba noppi laata muy dem ci yenn laaj ci Pape Cheikh. moom kay daanaka dafa pare woon turam rek la doon xaar ndax la mu tontu direct info loolee la xëyee jëmale ko ci PDS ñu ne moom premier ministre bi nee na ci xëtu direct info la ñu ko gis tey nous ne sommes pas des manipulateurs de la justice. waaw nee na ñoom du ñoo xam ne dañuy manipuler li nga xam ne moom mooy yoon ak yoonal yéenekaay bi direct info wax ko mu jëm nag niñ ko waxee woon sànq ci démb face à face bi itam wax na ci wàllu politique Pape Cheikh politique bi nag ku ko wax itam wax ku jéggi ak it jamono ji ni mu tàngeek fantasiro gi li mu wax rek moom mooy ñoom gouvernement bu Sénégal du ñoom ñooy manipuler lu jëm ci yoon ak yoonal. ba ci yéenekaay bi di Walfadjri jotaay boobule am démb ca assemblée nationale ñoom daanaka cirque la ñu ko tuddee. ñu ngi koy gis ci xët bu njëkk yéenekaay bi ni le gouvernement réussit son cirque. waaw ñoom li ñu gis nag moom mooy ni nga ko waxee gouvernement bi cirque bi nga xamante ne si ñoom loolu lañ ko jàppee seen
seen i kàddu la wal fajiri nee nañ itam réussir na ko maanaam am na ca ndam ana lan moo ko waral taxawaay ba ñu gis nguurug Sénégal taxawee ko ñoom cirque lañ ko jàppee. ba ci yéenekaay bii di Libération loolee la xëyee tey ci xëtam bu njëkk mu ngi ci def bu ngeen ko liiree ni premier ministre bi il a été intraitable. waaw intraitable ci ay laaj yu bëri ni ñu ko waxee ñu gis nag ñu def ay ponk ci suuf li ñu ko waxee woon sànq Libération dellu siwaat ci lu jëm ci li nga xamante ne moom mooy mbirum Suneor lu jëm ci emprunt obligataire yi wax na itam déclaration bu Jean-Félix Pagano ambassadeur bu France fi ci Sénégal mu mel ni daal démb la mu def maanaam bëri na ci lu jëm ci ay laaj yu bëri yu ñu ko doon laaj tontu itam li ñu gis yéenekaay bi di Libération moom mooy premier ministre a été intraitable. ndax dina nekk candidat pour parti socialiste bëri na ci ay yéenekaay yoo xam ne ni loolee mooy seen laaj bi sampu ba ci yéenekaay bi di Témoin waxtaane na Khalifa Sall alors mu ngi laaj ndax moom Khalifa dina nekk candidat bu parti socialiste jëm ci présidentielle 2017 yi alors Témoin ni Khalifa Sall accueille Tanor. waaw ñu ne Tanor plutôt. waaw voilà Khalifa Sall ñu ne mu ngi acculé Ousmane Tanor Dieng ñu gis nag le Témoin mu ne dina samp ndëndam ci atum 2017 wala du ko samp ab laaj la bu yéenekaay bi samp tey jii ci suba gi ñu gis ci xëtam bu njëkk Khalifa Sall maire bu Ndakaaru ak it ni ñu ko waxee coowal parti socialiste ak lu jëm ci élection présidentielle ak seenub candidat. Populaire xëy di ñu xamal ba tey ci mbirum ki nga xamee ni moo di Khalifa Sall maire bu Dakar alors Khalifa Sall répond par le mépris ci loo xamee ni député bi di Cheikh Seck wax na ko jëm ci candidature am bu 2017. waaw mépris la def maanaam soofantal ak ñàkk faale lañ gis ci mbir mi bu fekkee ne mën nañ ko waxee noonu député bi ak na mu taxawee Khalifa Sall daal dafa mel ni ku ko mépriser loolu la yéenekaay bi de Le Populaire xëyee loolu nag itam mu jëm ci ab candidature am maanaam sampuk ndëndëm ci élection présidentielle yi nu dëkkmal jàpp ko atum 2017 laaj la boo xam ne yaakaar naa ni ba léegi am na lu bëri lu ci gindikeegul Pape Cheikh. yéenekaay bi di Grand Place xëyee na tey ci xëtam bu njëkk ak coowal Pape Albouri Ndaw. waaw Pape Albouri Ndaw Karim Wade atte ba démb la woon moom Karim Wade da koo nag kalaame woon ci lu jëm nee na da koo tuumaal faux usage de faux escroquerie au jugement Pape Albouri Ndaw nag nee na amul benn élément buy firndeel li mu wax. ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar la ni Karim Wade am na ko ci comptam ca Singapour. démb ci banque bu ñu naan Bank of Africa alerte bombe moo fa am panique la woon le jour démb ca Almadi loolee la yéenekaay bi di L'As xëyee tey ji ci suba. waaw alerte à la bombe wala simulation laa ci bëri na yéenekaay bi di L'As dellu si waat ci muy mbir moo xamante itam démb équipe bu rédaction dem na fa waaye Pape Cheikh gisoon maanaam interlocuteur nekk na lu lay jaaxal yéenekaay bi dellu si waat ci. muy mbir moo xam ne itam du ñàkk ñu faram fàcce ko ci bëccëg gi. yéenekaay bi di enquête xëy amal ab dossier ci wopp bi di insuffisance rénale alors dossier bi nag enquête mu ngi ko tuddee le tueur silencieux. doye di réunion la ko wolof di waxee wala insuffisance rénale enquête li mu gis moom daal mooy day faat ndànk-ndànk xam nga nag Pape Cheikh muy mbir moo xamante ni itam ñi am jàngoro jooju ñu naan doye di réunion seen lim bu fekkee ni itam takku na. chiffres yi ñu joxe ba tey bëri na lu ci mën a am daal mi ngi wéy di faat nit ñi ana lan moo ko waral jalis yeeg yu ni mel léeg-léeg am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw bu fekkee ne itam c'est gratuit ci yenn bërëb yi am fa accès mooy doon lu jafe ci ñoom. ci wàllu tàggat yaram yéenekaay bi di Stade xëy na tey waxtaan ak ki nga xam ne ni moo di Mamadou Niang xam nga moo fi nekkoon capitaine bu équipe nationale bu Sénégal kon war na miinante ak Aliou Cissé d'ailleurs moom mooy coach bu bees bu sunu gaynde yi alors Mamadou Niang fësal na ay kàddoom jëm ci tabb gi ñu tabb Aliou Cissé def ko coach bu équipe nationale bu Sénégal. waaw moom sax li mu wax nee na nañ ko bàyyi mu liggéey sereinement loolu nag mooy kàddu yi coéquipier atum 2002 ca seen jaloore yooyu lee Mamadou Niang li mu wax rek moom mooy nañu bàyyi Aliou Cissé mu liggéey bàyyi ko mu liggéey ci dal. gaynde gi mer na de loolee la ñu yéenekaay bii di sunu làmb di xamal Balla Gaye 2 nee na dafa mere lool ki nga xam ne ni moo di Eumeu Sène lan moo tax
tax xolam tàng ci moom loolu la yéenekaay bii di sunu làmb xëyee tey. Balla Gaye li mu gis rek moom mooy Eumeu Sène da koo jekku nee na da koo blessé lu ci mën a am moom nee na itam bala mu koo daan dina ko corriger maanaam yar ko ba noppi doo koo daan. dellu siwaat na itam ci lu tax mu demaat foofee dëkk bu mag ba di Amérique li ko yóbbu rek ni mu ko waxee maanaam gën a jekkuwaat ndax li mu gis rek moom mooy dañu koo jekku. kon ndaw choc yéenekaay bii di l'Observateur xëy na seqaat waxtaan ak ki nga xamee ni moo di Pagano ambassadeur bu France fii ci Sénégal ba da ko invité fan yële ci émission boobu leen di grand jury ca ëllëg sa polémique bu toll nii tuleeg màlle fii juddu woon fii ci Sénégal alors moom nee na la mu wax ba coow juddu bu doon dañu koy waxaat da koy waxaat loolu la wax ci l'Observateur bu tey bi. waaw Jean-Félix Pagano de daa mel ni rëccuwul dara ci kàddoom yooyu léegi li mu ko waxee rek nee na moi Pagano si c'était à redire autant pour moi je redis maanaam bu fekkoon dañ koy waxaat rek du ca delluwaat ginnaaw li mu gis rek moom mooy def na la ko war wax na li ko war ba tax na l'Observateur ak suñu naataango yi fa nekk seq ak moom mu waxtaan wala boog ñu taataan ay kàddoom ñu gis mu nekk ci xët bu njëkk bu yéenekaay bii di l'Observateur. war nañu ko mën a xóotal sax mu ni bu l'Observateur bu tey bi d'ailleurs on retrouve tout de suite Babacar Ndaw Faye ou Abdoulaye Diédou. Abdoulaye Diédou, c'est lui qu'on retrouve tout de suite pour la présentation du menu de l'Observateur de ce vendredi 13 mars 2015. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Pape Cheikh Diallo, bonjour à toute l'équipe de Yeewu Leen. Ravi de vous présenter l'édition du jour de l'Observateur qui est largement revenue sur les propos polémiques de l'ambassadeur de France au Sénégal, Jean-Félix Pagano, qui, je cite, indique « Moi, Pagano, si c'était à redire, je le redirai ». Et il faut juste noter qu'à 64 ans en juin, l'ambassadeur de la France au Sénégal a suscité une vive polémique à la suite de sa sortie controversée dans l'émission Grand Jury de la RFM, après avoir reçu une volée de bois vert des avocats, des politiques, des militants des droits de l'homme. Le diplomate se dit victime d'une mauvaise interprétation de ses propos, mais connaissant l'homme qui se cache derrière le diplomate d'expérience, l'Observateur dresse son portrait. Également à la une de l'Observateur, la première séance plénière consacrée aux questions-réponses à l'Assemblée nationale, le coup de communication du gouvernement Dionne. Le président Moustapha Niasse et compagnie ont reçu hier le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et ses ministres pour la première séance plénière consacrée aux questions-réponses entre les députés et le gouvernement. Beaucoup de députés sont restés sur leur faim, sur l'impertinence des questions et les réponses polémiques du gouvernement. Un mot de sport à la une de l'Observateur, les contre-performances de l'équipe nationale U20 du Sénégal, décryptées par des coachs du championnat national après les deux premiers matchs des Lionceaux face au Nigeria et à la Côte d'Ivoire et avant le dernier sortie dans la poule A contre le Congo, demain à 17h. Leurs performances sont passées à la loupe par deux techniciens, Karim Séga Diouf de l'AS Douanes et Abatalib Fall de l'US Ouakam, qui décryptent le jeu produit par l'équipe de Joseph Koto et donne des consignes pour la finale de ce samedi contre les Diabletins du Congo. Enfin, Pape Cheikh, un mot de fait divers à la une de l'Observateur. Ça se passe à Diamniadio et c'est une affaire de mœurs. Un individu qui engrosse une mineure et tente d'emprisonner le père de celle-ci pour tentative d'avortement. Et il faut juste relever que cette affaire peut se résumer sur le titre « L'arroseur arrosé » qui explicite exhaustivement la mésaventure du sieur OM qui a fini dans les lions de la prévention. Non content d'avoir engrossé sa copine, une fille mineure âgée de moins de 16 ans, OM a tenté d'emprisonner le père de celle-ci, l'accusant de tentative d'interruption volontaire de grossesse. Faute de preuves à charge, les gendarmes de Diamniadio qui ont réalisé que la grossesse en question suit son cours et que les vieilles de 2 mois ont écroué OM pour avoir entretenu des rapports sexuels avec cette mineure de moins de 16 ans qu'il a de surcroît engrossé. Voilà, Pape Cheikh, c'était tout pour la une de l'Observateur du jour. À vous, à toute l'équipe de Yeewu Leen, aux téléspectateurs et lecteurs, bonne lecture. Merci Abdoulaye Diédhiou. Et puis il y a un petit secret bu nekk ci l'Observateur bu ngeen ko jëndatee na ngeen xool ci ginnaaw page bi xam nga page bi ci kanam mu ngi nii mooy une bi mais derrière am na fu ñu bind choc fii ñu bind choc nag mën ngeen dagg coupon bi ci nekk. gis ngeen coupon bu jaune bi bu ngeen ko daggee mën ngeen ko remplir def ci seen tour seen sant ak seen numéro de téléphone def ko ci enveloppe ñëw déposer ko fii ci buntu télévision Futur Média daf leen di permettre ngeen njëkk a séddu ci billet yi nga xamante ni moo jëm ci combat bu mag bi nar a am ci diggante Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène xam naa loolu mbay yëgoo ko woon sax. waaw mais kooku xam naa ne Pape ginnaaw bi ma sargalee nuyu ma ko téléspectateur yëpp.
waaye di wax ne tamit nanu ñaan rek ñu def ko tamit ca RFM. waaw. ndax xam nga déplacement bi tam léeg-léeg mu metti ci ñenn ñi waaw mën ko wutal sax ay barab yu bëree bëri parce que lépp loo xam ne lii dafa yëngu ci GFM dafa ñor Sénégal yi yëpp mën nañ ko def différentes parties yoo xam ne yi dañu koy def Guédiawaye ñu wutal ko kii dina nekk loo xam ne dina am engouement bu am solo ndax dëgg-dëgg xam nga L'Obs mi ngi ci à travers dëgg-dëgg les télévisions sénégalaises yëpp ba bitim réew sax da nga ko fay mën a kon daal dëgg-dëgg nañ bàyyi loolu xel Pape bàyyi Cheikh waaye nag sa maam Abi Baba Tanji ne famille dañu la bëgg wallaay maa bëgg waaw ñoom maa leen bëgg loolu te fonk wallaay Adjaratou Abi Baba Tanji ne barki démb moom la ñu fàttaliku ci Yeewu Leen bi mu ngoog donc l'observateur bi daal bu ngeen ko jëndee ci ginnaaw mën ngeen dagg coupon boobu remplir ko parce que bëgg nañu ngeen teel a am ay place pour combat bi dara am ci diggante Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média 7h25 mooy doog a jot on va se faire un point sur la météo tey ni démb yeewu nañu quand même ak tuuti seddaay 17 degré la Ndakaaru xëyee tey Fati. Ndakaaru 17 degré moo ne day température bi gën a ndaw ñu ngi ko am ca Ndax Géej 15 degré la foofu moom mi ngi wéy di féex ba tey ci suba gi 18 degré ca Podor Matam 21 19 degré Linguère Diourbel itam diwaanu Bawol bi bu xëyee dina sedd ndax ñu ngi yeewoo ak 16 degré Kaolack 19 Tambacounda 25 degré 25 mooy température maximale bi ci suba gi Ziguinchor 19 Kolda Kédougou 24 degré ci ngoon gi moom Dakaru mi ngi gonto ak 23 Saint-Louis 25 Podor 31 33 degré à Matam Linguère 32 degré également ci Diourbel ak ci Kaolack Tambacounda 34 degré Ziguinchor 33 Kolda 36 et puis Kédougou 37 degré mooy température maximale ci ngoon gi. lu jëm ci wàllu marée yi première pleine mer bi am nañ ko 1h10 ba ca topp ñu ngi koy xaar 13h45 lu jëm ci marée basse bi bu njëkk bi ñu ngi koy soog a am daanaka wala bokk waaw 7h25 la ba ca topp 20h05 géej gi dina baax waxtu yi ca gën nag ngir dem moom mooy 6h51 ba 8h51 kon jamono ji ñuy waxee ñu ngi ci waxtu woowu le bi ci topp 19h18 ba 21h18 jant bi 7h19 la fenk mi ngi fàttu 19h20 Pape Cheikh. waa kay mu ngoog mu nekkoon xibaaru jaww ji di météo ñu ngi lay bàyyi rek nga daw ca kaw ndax léegi 8h jot bu ko defee nga naan sa café gu tàggate am purit waa kay jërëjëf lu xew jërëjëf Fati oustaz Pape Hann ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alxaaji Pape maa ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog nun ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ma jigéen yi yal na yàlla defar seen affaire amiin waaye nag nuyu borom tagal bi alaaji Modou Mbaye Garmi suñu soppe moom itam ñu ngi koy ziar bu baax alxaaji Pape maa ngi lay nuyu bu baax ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci darajay Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom le 28 mooy oustaz Pape Hann duma ci soreegum waaye xam naa ni miin ngeen ay mbiram ajjuma yi ci télé bile ba nu xëyee fajar moom la ñu àndaloon ci siira suba teel bi bu ko defee ci biir Yeewu Leen bi itam yu bëri oustaz Pape Hann def ñu ci gindi waaye ci kanam di nga jàkkaarloo ak ki nga xamee ni moo di soxna Fat Bintou Ndiaye ak Mame Mbaye Laye Mame Mbaye Laye plutôt waaw bàyyi ko kër Mame Limamou moom itam dana ñëw incha allahu taala Seyda Fat Binta Ndiaye jóge ba Ndar ñoom it jël seen lépp jox Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa soppe bi sama soppe bi ñoom nag dañoo xam fuñ lay jaar quoi waaw xam nga moom doy na waar Sénégal yëpp xam nañu fan la ñuy jaar oustaz Pape Hann léegi doy na waar xaj Pape doy na waar moom daal xam naa moom daal Idrissa Mbengue mi ngi naan Pape Hann bu ñu sonal gënuñu ñu ko bëgg wallaay man ko waaye dafa nekk ci man wallaay dafa nekk ci man koo xam ni xale lu muy fawee rek dafay dem ba day nekk ci biir yaramam waaw man ba ma nekkee xale ba tey waaw xam nga man ba ma amee fukki at ak ñaar ba tey maa ngi tagg si macha allah sallallahu alayhi wa sallam macha allah kon dafa nekk ci man xaj waaw El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay gërëm yow itam ajjuma bële passé ñu ngi woon ci Adjaratou Ami Baba Tanji ne sama maam jooju ñu ngi ziar njabootam yëpp ci fajar gi waaye tey dinañu fàttaliku keneen koo xamee ni jaar-jaaram ci réew mi kenn dootu ko werante waaw Pape Cheikh xanaa rek di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa seqal plateau bi di wax ne Bessél tam namoon nañu ko lool di nuyu borom oo bi maa ngi koo ziar di ko bégg lu bëree bëri di béggee tamit sama xëy sama soppe Baye Cheikh ak nag sama jigéen ñëpp maa ngi leen di ziar waaye Baye Cheikh maa ngi lay wax ni maa ngi dëgmal nag ci koo xam ne kii ku mag la
koo xam ne kii mooy sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak nag doomam ju baax ji sëñ Mbacke Soxna Lo ñooñu ñoo doon Modou Moustapha mi doon Xaadim Rasul mu nekk tamit tubaarkàlla ñoo xam ne seen dund niilul déedéet li leen mag ñi bàyyee woon dana koo sam ba mu agsi fii mu agsi di ci ndokk itam sëñ Abdou Fata ak njaboot gi yëpp tey daal gor yu baax yooyu daal ñoom laa indi nag waaye nag dañ doon nag birima nag ba ca benn baat ba boo déggee birima kooku mooy maam yi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kooku tey moom laa indi tey bàyyi Cheikh macha allah gàncal dégg naa maamam moo ni woon ku daw ñaaw bëkk na ko yóbbu gille daal dugaa koy wal xoox moo xuréje biram Fatma daw ras la yendoo njoojom yendoo daw birima yendu fa yendoo naan bay sa ko du Samba ak Fatma ak Joor juróomi liggéey loolu saaxeer soxna Mari seen bàyyi tudd saaxeer soxna bay mënu saaxeer Fatma ku di kodd ngoy ndaw càmmiñal lingeer yi na biir kon daal tey dinañu dugg ci ëtt boobule xam naa ni waa tay fii bu ñu yeewoo fajar dañuy àndandoo ak ñun kon diggante diwaan yi nekk foofu yëpp ak kër ya nekk Taïf waaj leen ndax dañ fàttaliku koo xamee ni dëgg-dëgg sang la fii ci réew mi Bessel de retour tey ñu amati mbégte àndaat ak yow ci yeewu leen bi carnet de voyage moom di nga doo ñu yóbbu fa nga demoon nag. fan laa demoon dama koy wax de damay wax de. fan laa demoon damay wax fi nga demoon de. man de demoon fenn. ka nga seeti woon mu ngi seetaan. kan damay tudd turam. yow yëgoo li xew. damay wax de yow yëgoo li xew de. mais Pape Cheikh demoon naa la lool ndax man tamit ñi ma sekkal plateau bi di wax rek mbégteeg bànneex lay amat rek daal di dellu si wat nag xam nga Pape Cheikh dañu waxoon ne beneen télé laa jëm. pour xamal nit ñi ne dama woon fenn de congé dong laa jëloon. ñëwaat naa di nuyu rek mbokkee xarit yi ñuy seetaan ni nga ko waxee rek carnet de voyage tey nag dañuy dem rek seeti benn dëkk boo xam ne rek dafa am benn xeer boo xam ne dafa nekk ci géej gi ñu tuddee ko rek Pierre d'Avril. Pape Cheikh. fu Pierre boobu nekk nga ni. Bakel d'accord ñu tuddee ko Pierre d'Avril. te ma bàyyi ba ci kanam man bu ma la. non bu la neexee sax mën nañ ficc tuuti non mën nañ ficc tuuti parce que lañ ca war a wax en fait Pierre d'Avril mooy que ne mois d'avril kese lay génn. xeer bi mu ngi nekk nag ci géej gi waaye yeggul ci suuf ci digg bi la nekk. nekkul ci kaw nekkul ci suuf ci digg gi rek la nekk. ci géej gi. ci géej gi nag. mais avril xeer bi day ñëw ba ci. day génn tëmb. carrément ci digg géej gi ñëpp di ko gis ñëpp gis ko mais bu avril jeexee day demaat ci suuf. yow kañ nga fa demoon avril bi passé. non dommage que demuñu fa woon nag mois d'avril parce que weer ba fàtte na en fait exactement ban weer lañ fa demoon. waaw mais demuñu fa woon avril. xam nga avril ci la Seydina Mohamed juddu. sallallahu alayhi wa sallam. Rasul mi ngi juddu 20 avril. ci la Seydina Mohamed juddu olof mooy wax weeru gàmm mu nekk fukki fan ak ñaar mën na tombeek lu ne rabiul awal mais ci weeru tubaab Seydina Mohamed mi ngi juddu 20 avril min ba'da isriina li Naysaani jaa lana Saadun ci la Seydina Mohamed juddu avril googu nag bi mu juddoo lépp a yeewu moo tax damay dëgg li Bissel wax xam te it àdduna leer jamono puukarewu xam nga xeer buy génn tëmb ci ndox dafay wane puukare waaw jamono dafa puukarewu jamono dafay tiitaru waaw jamono tiitaru jamono taaru waaw asamaan leer suuf si leer jamono yi puukarewu waaw xam nga luy tëmb ci kaw ndox loolu taar la tiitaru avril lay doon avril ba avril mois d'avril kese lay génn bu génnee moom dëkk bi ñëpp diñ ko gis nee nañu tamit ku ci ñaan soxla rek yàlla suñu borom dina la may loolu parce que xeer bu kéemtaane la xeer boo xam ne daal nee nañu xeer bu kéemtaane parce que li nekk ci géej googu moo garaaw parce que tamit ci biir loolu dinañu seeti géej ki nga xamante ne moom mooy boromu géej gi mu ngi tudd Maymuna parce que kooku jigéen la kooku tamit am na firnde bokkul ak jinne Maymuna mbaa déedéet bii bokkul de bii bokkul am tamit benn garab boo xam ne tamit boobu avril bu jotee tamit dafa am beneen melokaan boo xam ne da koy mel lépp ci avril carnet de voyage di ngeen découvrir kon li Bessel indi tey xamaguñu lu muy nuróol mais à découvrir ci kanam et puis Mado xam nga d'habitude ajjuma yi damay faral di wax naan Ndakaaru day xaw a mel ni défilé de mode ndax ko amoon Sabador sol nga ko amoon taille basse bu baax sol nga ko amoon marinière bu baax sol nga alfi bi nga xam ne ay yére tubaab rek la am mu ngi commencé bërile par tuuti ay yére olof donc dafa am noo xam ne nag dañu ko war a solo buñ dee dem ci yenn bërëb yi te sellal daf ci baax. waaw Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyoo ñu nekk ci plateau bi ak mbokku téléspectateurs yi
li nga wax nag dafa am solo ndax léeg-léeg da ngay gis ni saa su ne Sénégal dëkk boo xamante ne dëkku diine la ba tax na saa su ne dafa am ay conférence yoo xamante ne day am ñu demoon nag seeti benn imam mu wax ñu naka la nit yi bu ñuy dem conférence naka nañu war a comporté woo waaye bu ñu ne nit ñi ñaari pàcc la Pape Cheikh parce que boo demee ca conférence am na conférencier ñiy dem tamit dañuy dem fekki conférencier ba tax na ku ci nekk ci ñaari xeet yooyu am na benn doxalin bu ñu war a def bu ci kanamee ñu dem waxtaan ci nga gën a comprendre. donc lépp ay comportement la quoi. lépp ay comportement la toogin bi comportement la. exact ni ngay xoolee imam bi sax comportement la wala doon. d'accord c'est très important yow Pape Cheikh da nga comprendre sama élément. waaye bu ci kanamee di nga gën a tas. foofu nag dëgg Baye Cheikh nañu xool imaam yi xoolu yem nag. waaw ndax imaam bu bëggee firi te firi bi ànd ak farata. waaw kay am na noo xam ne nii. booy daago sax di saraxe si am nga noo war a def. am na comportement boo war a ko mbaa dugal nga ko ci biir affaire bi. orthogal bi yéen da ngeen dégg. waaw léegi moom macha allah yéen a méngoo. Mado léegi ñuy def ooyi nag. ooyi tamit daal ku ci ne am na waree léeg-léeg tamit. non oo bi mën nga ko def. oo bi mën nga ko def ko mel ni Pakaan. Mado oo bi mën nga ko def mais bu ko diw oo bi. voilà oo bi moom dañ ko tere imaam yi pour ñu di ko diw. waaw léeg-léeg diw moom du mën ko toolu man. dégg la di tontoo. mais moo tax diine dafa lijjanti problème yëpp. diine c'est-à-dire conférence ou pas jigéen dafa war a muur cëram yëpp. dafa am nu mu war a solo. ndax déjà jigéen rek bu nee tëll rek. li oustaz wax léegi nii de da ngay attirer attention. donc diine moom réglé na problème yooyu. réglé na bari nañu tànt seen tànt def conférence. sonn ci. te duñ ci am benn yiw. wallaahi parce que malaaka yi ñooy bind. malaaka yi bind duñ gis bopp jigéen. jigéen buy ñëw ci conférence jaar salon defar greffage ñëw toog ne conférence la jëm kooku dematul conférence. jigéen buy ñëw ci conférence mbaa muy ñëw ci gàmm ci jotaay yi ne alaj Pape. dafay muur ay cëram. bu ko defee malaaka yërmande yi ñëw. daa ñu bindal yiw. waaye nit sonn ci programme am sonn ci coonoom lu ne mu daj ko. ñëw tàntal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te du ci am benn yiw. yàlla nañ ci àlla musal. loolu la koy waral mooy malaaka yi bind dañu ñëw bu ñu tëll rek parce que am na jigéen ñoo xam waxoon naa ko seen bopp day metti fu ñu fay dem. mënuñu wér parce que bu ñuy dem conférence mbaa di dugg ci jàkka seen i bopp day feeñ. te malaaka bu la xoolee rek wàññeekuwaat xool boobu. mën na la indil feebar bu jéggi. est-ce que mën nga ñëwaat tuuti parce que fan yii la ñëwoon nga ci. lan mooy góor lu mu war a nëbb ci ay cëram. ak jigéen tam lu mu war a nëbb ci ay cëram c'est pour ne pas dire lan mooy awra jigéen wala lan mooy awra góor. jigéen li war a feeñ ci moom alaj Pape mooy kanamam nii. kanamam rek ak loxo yi ba fii ba tikku jarab yi. d'accord lii rek waaye jigéen léppam dafa war a nëbb. lii baat bi warul feeñ. baatu jigéen nii warul dafa war a gën raw dënn ba waxaaloo dënn kenn waxatu ko moom. kenn waxatu ko. góor nag moom awraam. góor mën na awraam fi mu tàmbale ci jumbaxam. à partir de jumbaxam fii quoi wàcc ba ci oom bi. c'est-à-dire déedéet comprendre ma ba ci kaw nii mën na feeñ. mën na feeñ waaw nii sa dënn. nii sa dënn mën na feeñ ba ci kaw. ba ci kaw d'accord waaw ci li commencé dënn maanaam wàcc ba ci jumbax bi nii. maanaam fii la ñu wax. ba ci say oom. loolu mooy awra góor. loolu warul feeñ waaye dafa yiwul nag nga war a julli war a jàkkaarloog borom bi audience bi mu am nga sol benn kilo bu wàcc sa oom sol si vêtement te booy seeti kilifa sol lu rafet yàlla ngay jàkkaarloog mais boo ñàkkee pexe ba ñàkk pexe nga yore seulement ak tubay rek noonu mën ngaa julli bu bàkkaar man dama koy tere souvent su ma gisee ku jullee seulement dama naan loolu diine bëgg ko yiwul waaye bu fekkee pexe amuloo yére wala yére bi fi nekk dafa tax sobe te am nga si vêtement bu mën a julli nga taxaw julli c'est important Mbaye xam naa ni daal Mbay bari na fu noo teew décolleté yi ñooy dar suñu kaw da nga gis ku décolleté ba ca suuf jël greffage bi dóor ko fii weex tal def ay veeram dagg mbooloo mi sikar ñu ne la fa nga jëm ñu ne ci yoon bi nga jëm Pape Cheikh daal di xuus dem dañuy naxa parce que bari na fi ñoo xam ne yii ay conversation dina ci jur wala ay waxtaan wala ay débat am ci dañ koy teel a wax balaa xew yi xewu léegi moom tënkuwul ci diine te l'islam nag ci fulla la mësi dox tënku ci te l'islam alaj Pape ci fulla la mësi dox te yàlla kenn du ko jaamu ci làmb ndax it nag nga dem ba garage fekk fa oto bu paan ngay jël say bagage aj xam nga ne doo dem Seydina Muhammad moom nga bëgg ci sa xol booy dem ca moom nag amal melokaan boo mel voilà parce que rendez-vous la boo am ak moom comme directeur boo koy seeti dafa am nooy mel ñun ñëpp buñ dee génn télé dañuy sañse ba rafet ki gën kay boo amee rendez-vous ak moom te bu nekkul woon ak moom defar ba mu baax li xale yi wax moo tax maa ngi ñaan mboolem kuy ñëw le 28 mars soppay Seydina Muhammad yi
maa ngi leen di ñaan ci darajey Rasulullah. parce que Pape Hann le 28 ku ñëw te yiwoo duñ ci am yool de ñun ñu organiser. kenn du am yoon. boo ñëwee du ñëw de kon. du ñëw te dama bëgg la 28 Seydina Muhammad waaye ku ñëw muuroo sa ay cër yonent bi du ñëw. saxaaba yi duñ ñëw. mag ñu baax ñi duñ ñëw malaaka yi duñ ñëw. waaye billahi ku ñëw muur sa yaram maa ngi leen koy ñaan. ñu bàkk yàlla tagg Seydina Muhammad dana ñëw foofu. dañoo war a def ni naar ya oustaz. dañoo war a jël sécurité bu xamante ni comme ni ñuy defee ñun suñu xew yi. suñu xewu caaxaan yooyu. teg ci sécurité bu ko amul billet doo dugg. wala ci yenn bërëb yi ku solul costume cravate doo dugg. dañoo war a def sécurité bi nag buntu place du souvenir jigéen bu muuru lépp. doo dugg loolu jar na nag waaye bii xam nga ab bii nag damay ko def boo xam ne amul billet. amul paas teel a ñëw ñu bàq Rasulullah. mais nag yaay firi nag bu boobaa. incha allah maa ngi lay wax nag dañ ci gis ñoo xam ni dañ la defal lu yiw. wallaay macha allah. defal la ko asri bu mag. boo xam ne bii tubaarkàlla day tegu ci yoon. ak Facebook bi xew tubaarkàlla moo tax sa bés daal li nga ci ñaan. incha allah da nga ko am parce que xam naa ni nga bëggee yonent bi am na ñoo xam ne ñi ni ñu la bëggee dinañ la fekk sa bëggee bi nga xam ne nii moom nga bëgg sa guddi gi demee noonu. macha allah incha allah jërëjëf Baye. mbokk yi ci wàllu waañ bi Alfie déjà ma ngay saaf xaw ma lu muy saaf mais démb nee na ay crêpes la indi tey parce que hier dañ doon anniversaire on a beaucoup mangé donc tey dañ koy def affaire de lésé. mais ana sama wàll. lésé nga toog sa kër yi c'est daan sama wàll te waroon a taal soo ko ñëw. ku la wax ne sama kër laa nekkoon. yaa pire ma ni sori woon télé bi. wóor na la pourtant démb laa kii de. jeex na tàkk ñëw démb la horaire bi la yegg si démb. dencal naa la sa wàll. merci Alfie yow da ngaa soo paree ma jox la. man wetu aéroport laa dëkk. wàcc ma gis la Pape Cheikh comme niñ ko. Alfie crevette roulée aux crevettes. c'est ça c'est des crêpes roulées aux crevettes. d'accord waaw donc puisque dama am ay crêpes yoo xamante ne foog ma defar ko mu reposer. moo tax ma commencé pâtu crêpe bi Pape Cheikh toujours avec les produits Sofiex muy beurre Sofia. mu may jàppale ci crêpe bi donc boo ñëwee rek ñu commencé rouler. avec une farce à base de crevettes Pape Cheikh. d'accord mu ngoog. donc maa ngi defar crêpe bi rek soo ñëwee ñu. yàlla yoo xam nga damaa bëgg crêpe. sama diggante crêpe xam nga ko. moo tax ma ci may defar yu bëri tegee ko nii. saa ma ne ko defaral ma ci di xaar nga ñëw waaw. ma jaar sa kër dimanche. waaw moo tax xamante ku mën togg dafa baax jërëjëf Alfie 7h41 et puis ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi mën ngeen a bokk ci 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 bu dee bitim réew ngeen def 00 221 33 841 22 99 bu ngeen wootee léegi ñu may la juróomi junni. waaw Pape Cheikh Mba waa ji ambulant moom jox ko ultimatum. ba mu wootee ultimatum. dañ ko wax leer na ni midi. Mbaye Cheikh Amir Mbaye kat damaa wax dëgg dëkk bi léegi dafa yëngu. waa ji woote démb nga wax. waaw kii ma ultimatum ne ko yow la kii ambulant. waaw dëkk Touba dañu xëy yeewu leen man la xaw ma maa ngi dëkk Touba looy liggéey ambulant looy ambulant mu ne ma ceeb. ma jox ko juróomi junni. ñaari fan après allo man la diw foo dëkk Touba maa ngi ambulant ma joxaat ko juróomi junni. wallaahi ca ngoon nga ma toog sama kër di seetaan seet bi mu ne allo Mado ak Bouba. da ngeen def man la diw maa ngi dëkk Touba ambulant ma ne ko looy ambulant mu joxaat ko juróomi junni. dëgg du ñeent fukk ci benn nga ne ko doyee la. mayel sa naw lay dugg tuuti. ok am na ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko parce que yéen tamit ci ngeen bokk. ngeen yeewandoo ñun tey jii ci fajar gi 7h43 mooy doo ko jot allo. allo. waaw na nga def. allo. waaw allo. mon habitant qui est en train d'augmenter pour ñu dégg bu baax fii ci studio bi et puis yéen tamit yéen a ngi composé numéro téléphone yi ca fajar ba tey ni ngeen ko bëggee rek la ñu koy defee gaaw leen yéen la ñuy xaar 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 bu ngeen nekkee itam bitim réew bu leen neexee ngeen wooteel seen mbokk yi nekk fii ci Sénégal ci émission bi ndax yéen ñëpp ko moom sunu yëfa allo allo. waaw. allo. waaw maa lay dégg. waaw kooku. wul foofu. ñoo ngi wootee Touba. du ambulant bi nag. mais non du ambulant tey du ambulant du ambulant tey bi naka la. ok man dama wax. loo tudd oustaz. tudd. loo tudd. man maa ngi tudd Mame Cheikh. Mame Cheikh. Mame Cheikh. moo nekk ci sa këyit.
waaw yaa ngi jàmm. kon du ambulant bi papa waxal. waaw du ambulant bi oustaz àtte na maam Cheikh da nga def. mbaa jàmm nga fanaane. dégg ñu ne bu baax nag nga ni fan nga dëkkee ci Touba. man maa ngi dëkk Daaru Minam. yaa ngi dëkk. Daaru Minam. Daaru Minam nga dëkkee. waa kay yow looy liggéey maam Cheikh. looy liggéey. man élève la. ah élève nga d'accord fooy jàngee. man maa ngi jàngee Mbacke. yaa ngi jàngee. Mbacke Ba. ah Mbacke ngay jàngee d'accord léegi loo bëggoon ñu defaral la ci fajar gii nga ñu woo. yow nag yaa xool lan neex rek. man maay xool lu ma lay jox. man maay xool ci ñaata lay toll. waaye xale nga te élève nga bu ma la joxee lu bëri est-ce que doo ko yàq te ma laa jox 5000 rek. ah xale nga nag te da ngay jàng école ah. pour le maa ngi terminal de. yaa ngi terminal. d'accord mais est-ce que su ma la mayee di nga dem yóbbul sa yaay xaalis bi. est-ce que su ma la mayee 25000 di nga ko yóbbul sa yaay. bañ a kaa maire bi lu ma yor da koy gis. waatal. billahi waat ko ci Serigne Touba ma xool ndax su ma la joxee juróomi junni di nga ko yóbbul. loolu la waatal bay. waaw dinaa ko woon. waa kay maam Cheikh. yeewu leen may na la juróomi junni. yow yaa ko moom yóbbul ko sa yaay nag. waaw inshallah. waaw kay ñu ngi lay gërëm bu baax ñu jël keneen maam Cheikh donc mu ngi woote Touba 7h45 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 rapidement ñu xool keneen laataa ñuy jàll ci journal beeg Fati Dieng Rahmadam Fitness nag ñaari bisa ngi gisuñu leen bu ñu leen gisul ci ñaari bés semaine prochaine ñu dem ci beneen salle rek la ñuy woo ñu ñëw fii lu leer laa leen wax allo. allo 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 ayca na gaaw na gaaw ñu waxtaan ak mbokk yi ci 88 628 22 22 allo allo waaw kooku defe naa jàppandiwul ñu jàll ci leneen ba léegi rek ak sunu mbokk yi mais wéy leen di woote ndax li ñuy joxe bokk na ci enveloppe yooyu nga xam ne bu ci nekk mën na laa jëriñ et puis mën ngeen yónnee tamit choc CHOC ci 24 500 wala ngeen di woote ci 628 65 65 wala 88 628 14 14 bu fekkee ba ngeen am ay enveloppe yu toll ci 100000 wala ngeen am jackpot bu toll ci 1 million ak it ay cadeau yoo xam ni dina dem ba 5 millions donc loolu yëpp nag dañ leen ko jagleel ak combat bi nga xamante ni ñoo ngi koy waajal fii ci Sénégal alors ñu xoolaat beneen téléspectateur laata ñu leen di won annonce su combat choc bi am annonce su jeu bi bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel alors jeu bi nag mu ngoog choc la ñu ko tuddee bu fekkee mën nañu ko am ci ginnaaw Mao Cissé pour ñu xool ko annonce SMS bi te tegal ñu ko ba pare ñu bàyyi ci xel comme ça nit ñi mën koo préparer donc da ngeen di yónnee par SMS choc CHOC ngeen di yónnee ci 24 500 bu ko defee lu ngeen yónnee ci ay message choc du doy ci ngeen gën a mën a yokk seen i wërsëg pour mën a gagner ci ñuy séddale enveloppe bu toll ci 100000 ay entrée VIP pour combat bi le 5 avril Balla Gaye 2 Eumeu Sène ay entrée simple ak it téléviseur smart surtout mën ngeen gagner ba 1 million loolu nag mooy jackpot bi plus de 5 millions de cadeaux à gagner alors po mi nag c'est très simple choc boobu ma wax léegi ngeen di yónnee ci 24 500 muy CHOC bu ngeen ko yónneewee itam mën ngeen lambaat ci téléphone bi ci 88 628 65 65 wala 88 628 14 14 alors ñu jël téléphone bi ndeysaan damaa bëggoon a ñandu fompook yëpp loolu rek laa bëggoon moo tax ma bëggoon ngeen gaaw rek tegal ma ko ak yooyu yëpp laa bëggoon def allo 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 dañoo déggut de naan ma appel waaw kooku ça va na nga def waay. ñu ngi sant bu baax naka yi tey. kooku kan la waay mana Mohamed. Mohamed naka affaire yi. sant yàlla. yow foo dëkkee. ah. foo dëkkee. maa ngi dëkk Kaolack. Kaolack ci fan nga dëkk. Ndorong. yaa ngi dëkk fan Ndorong. waaw.
bokkul ak ki woo ma barki démb man de télé bi dama koy surveiller chaque jour keroog am na ko la woowee Ndorong de. déedéet bokkut ak boobu. daa bokkut ak boobu naka waa Ndorong. ñuy sant yàlla baax. mbaa jàmm ngeen xëyee tey. waaye ñuy sant yàlla baax. yow looy liggéey. waaye man ñu rafetlu seen émission bi de. ah. waaye ñu rafetlu seen émission bi trop. jërëjëf yow looy liggéey. waaw. ma ne looy liggéey. man marchand ambulant. ah marchand ambulant looy ambulant. waaw ah. lan ngay ambulant foofu ca Kaolack. observateur. ah. observateur ngay ambulant. waaw fa lay ambulant waaw. ndeysaan ay dóor la rek ndax xam naa ne benn observateur téye di ko ambulant. damaa xëy nag am problème facture. ma ni bëggoo bénéfice yow mii da ngay dóor. problème facture. ma ni looy liggéey Kaolack. ah. looy liggéey. marchand ambulant. marchand ambulant waaye ak sa aqulaay taala benn journal l'observateur bi rek ngay jël di ambulant. yàlla min ci moom laay ambulant rek kay. moom rek. moom laay waaw le filiateur Kaolack foofu laay jëlee journal. ah da ngay jaay journal. damay wër di jaay journal L'Obs laay jaay. ah L'Obs rek ngay jaay ah. waaw c'est bien ça. xëy am problème facture. problème mu. facture sa facture mu ngi toll ci ñaata. 20 000. 20 000. waaw. ayca may naa la 20 000 tegal la ci 5 000 pass bi ngay demee fan la Sénélec wala SDE. ah. Sénélec la wala SDE. Sénélec la. waaw. léegi may naa la 20 000. tegal naa la ci waaye déglool ak téléphone bi nga bàyyi télé bi tegal la ci 5000 pass su sa kër ak Sénélec bi. waaw. dégg nga. waaw. muy 25000 bu raccroché comme ça ñu jël sa numéro de téléphone nga mun a jot ci xaalis bi nu mu gënee gaaw. waa kay ñu ngi lay gërëm bu baax moom mu ngi wootee Kaolack bu fekkee am na keneen ku nekk ci téléphone bi nañu ko jël ci xaalis bi ñuy séddale tey ci àjjuma bi fii ba 10 heures ku dugg ñu teral la ñu xool annonce su po bi nga xamante ni moom la ñu tuddee choc comme ça ci fajar gi nii ngeen teel a commencé jouer mën a xam naka ngeen di def pour mën a am ci ñiy séddale ci seen grand jeu concours choc di waajal combat bu mag bi nar a am ci diggante Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène. Balla Gaye ak Eumeu Sène dañuy daje GFM jërëjëf lamb ji di ñëw kun ko tuddee président Lamine Diack kun ko tuddee lamb ji di ñëw gëj na fi am drapeau Lamine Diack la ñuy bëri tey la sama yaane ngaan doo lay bëri drapeau Lamine Diack la ñuy bëri li ñëpp doon xaar mooy sunu daje wax amul solo te gënul sa bopp ñaari kuy ci mbal ko fa ñu laalante looy daw taxawal sànq yi wala àddo yomb nag waaye daan na moo jafe ay doon keen 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 ki di wax ana keen lamb ji di ñëw gëj na fi am drapeau Lamine Diack la ñuy bëri tey la Samba Yane Gaan doo lay bëri drapeau Lamine Diack la ñuy bëri lamb ji di ñëw ku ko tuddee président Lamine Diack ku ko tuddee fu dégg ama sëri tëdëri borom tayu singa mooy dëkk gaynde gi yem nga client boobu yàggale nawoon fa woon te yóbbum te mooy mooy gën boo indee addar fekk fi ma fi buy jëma def xel moo war la technique pikinit tay singa fonk naa la wakku ki na la ngi Lamino Ibrahima Ibrahim Ibrahima Sido Ibrahim Aminata Wade
ñu wóolu la soo ko defee ñu xool la soo ko defee ñu joxoñ la soo ko defee ñu xool la soo ko defee ñu wóolu la lambay sunu sport national nga la bu leen ko yàqu waaye ñëpp a ngi leen di seetaanooy lamb ji ñoo ko moomee Seydan Aminata Manjay Asta Awa Njaay bira yoro penn mooj dorobe mooy sunu daje Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène choc bu rëy ay xéewal yu bari jël seen téléphone ngeen def choc muy CHOC ngeen envoyé ko ci 24 500 mbala ngeen woote ci 88 628 65 65 mbala ngeen woote 88 628 14 14 bés bu yàlla sàkk mën ngaa gagné 100 000 francs mën ngeen a gagné it billet yoo xam ni VIP la ci bésu combat ba am na it ay ngañaay yoo xam ni ay entrée simple la benn téléviseur LED muy écran plat boo xamante ne nii bu mucc ayib lay doon 1 million de francs CFA mën nga koo gagné ci bésu combat bi jël seen téléphone ngeen def choc muy CHOC ngeen envoyé ko ci 24 500 mbala ngeen woote ci 88 628 65 65 mbala ngeen woote 88 628. jour enveloppe bu toll ci 100 000 francs lañ leen di may grâce ak seen jeu boobu noonu nga xamee ni moo tudd choc ñu teg ko jagleel ko combat bu mag bi ñuy préparé le 5 avril waaye nag lii ngeen mën a jàpp itam 4 avril ak 5 avril moom defe naa dina yëngu ndax antenne décentralisée yi dem nañu Gorée dem nañu dëkk bu ñu naan Ndar El Hadj Mbaye Garmi le 4 nag yeewu leen mu ngi jëm dëkk bu ñu naan Paris sa dëkk. mi ngi jëm ci dëkk bu mag Baye Cheikh. dëkk ba nga xam ne nii sunu maam yi dem nañ fa 1889. dellu fa dëgg-dëgg 14 18. dem fa 39 40 fa laa koy faram-fàccee. wallaay ci biir Paris. waaw waaw. Mbaye. li xewoon démb. laa ilaaha illallaah. keroog bi maam yi jàkkaarloo. kooku ci biir Paris laa koy waxee. doo ko waxee Dakar déedéet du baax. mu ngoog 7h58 mooy doo ko jot rapidement ñu jox leen waxtu julli bu fekkee possible na ci ginnaaw ci dimbalu maa aussi c'est Babacar ak toog ak mon ami Monty équipe bi nga xamante ni ñooy yeewu leen ci ginnaaw ñu jox leen waxtu julli laataa ñuy jàll ci jotaayu xibaar yi bu njëkk bi Faty Dieng mu ngi préparé wu ci ginnaaw xam ngeen ni grâce ak yeewu leen nag l'information se réveille très tôt grâce plutôt ak rédaction bu télévision Futur Média alors julli bu dee fajar mu ngi toll ci 6h11 tisbaar mu ngi toll ci 13h21 takkusaan mu ngi toll ci 16h42 timis mu ngi toll ci 19h25 gée mu ngi toll ci 20h27 alors julli suba teel bi fajar gi mu ngi toll ci 6h11 tisbaar mu ngi toll ci 13h21 takkusaan mu ngi toll ci 16h42 timis mu ngi toll ci 19h25 gée mu ngi toll ci 8h27 oustaz laataa ñuy dem ci journal bi dafa am loo xam ne ni yéen borom xam-xam yi yàgg ngeen ko fii ci télé yi ak ci rajo yi mais tout le temps ñun dafa mel ni dañuy fàtte muy waxtu julli kañ la ñu mën a wax ni par exemple julli fajar passé na par exemple heure julli fajar bi mu ngi toll ci 6h11 est-ce que ba 7h fajar passé na. fajar bu julli buñ ne julli fajar boo ko jullee. waxtu julli suba jot bu waxtu julli jotee rek foofu suba ngay julli. j'ai rien compris on a rien compris nga dem ci jàkka ji dégg ñu ni allahu akbar asalaatu xayru mina nawmi bu ñu salaatoon ni allahu akbar julli bi ba imaam ne allahu akbar rek foofu doo julli fajar da ngay julli ak imaam julli suba ba noppi boo julli suba ba noppi nag xaar tuuti door a julli fajar door a julli ñaar rakk fajar waaye ñaar fay fajar nag dem na ba 1h. dem na ba 1h ba naaj bi gën a génn naaj bi génn c'est ça ba 1h. mën nga fay booy julli mën nga fay sa ñaari rakk fajar. waaye nag ñaari rakk fajar xayrun mina dunya wa ma fiha. yonent bi nee na rakkaatul fajri. ñaari rakkay fajar yooyu moo gën lépp lu nekk ci àdduna ak li ci biiram. ci waxtu wa ci waxtu wa. ñaar rakkay fajar.
mooy yan à condition nga def ko fajar quoi. waaw à condition nga def ko fajar 6h11 waaye tisbaar par exemple. waaye tisbaar waaw. tisbaar non 6h11 foofu doo fa julli fajar. mais Pape 6h11 doo fay julli. baal ma rek Pape parce que dama jaxasoo fi ma nekk nii da nga ne ñaari rakk yi. yow jaxasoo goo fajar nga def ñaari rakk ay fajar. yow li la xayru rakaatul fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha. loolu mooy. yonent bi nee na ñaari rakkay fajar moo gën àdduna ak li nekk ci biir àdduna. lan mooy ñaari rakkay fajar parce que da ngay julli mooy avant suba avant ngay julli ñaar rakkay suba fajar. suba ñaar rakkay fajar. du farata sunna la. farata gi mooy salaatu subhi mooy suba. tisbaar. takkusaan timis gee. loolu mooy farata. mais ñaar rakkay fajar. foofu doo fa jàng saar. waaw mooy fatiha bi kese. mooy fatiha rek ngay jàng. léegi nag bu julli suba ne jàpp taxaw. ñu imaam ni allahu akbar. doone xaaral ma fay fajar gaaw julli suba. da ngay julli suba ba noppi. parce que julli suba mooy obligatoire. mooy obligatoire léegi julli suba boobu kay man laay wax moom ban heure lañ ko war a julli. julli suba bi mooy waxtu waa ngi nii. mooy 6h11 bi 6h11. léegi bu dépassé. bu dépassé wax nañu ni pour nga julli fajar da ngay xaar ba jant bi génn. nga door a mën a julli fajar. waa beneen bi mag ñuy julli nag te sama papa ñeme ko lool muy yor julli maanaam julli yor boobu obligatoire la. waaw ñi bëgg nañu ko def. yor lu ci ne moom. yor alaj pap naafila la boo xam xaw ma du ci mag ñi gis waaye bëgg nañu ko. julli fajar julli yor alaj pap naafila la boo xam ni mu mel ni xaalis booy jël di ko verser ci sa biir banque. loolu la kay. di ko verser nga naan soxlawu ma ci dara maa ngi ko def compte bloqué. bénéfice la. waaw compte bloqué boobu nag ëllëg nga koy ubbi. ñu ne la sax ñi ñoo muus. gis nga compte bloqué la te compte bloqué boobu bis bu ñu ko ubbee sa njaboot ak ña nga xam ak ña la xam ak ñëpp xaj nañu ci. mais tisbaar muxtaaram mi ngi tàmbalee 1h15 ñi ne 1h30. d'accord mais tisbaar mi ngi yem 4h. bu 4h weesoo booy julli maa ngi fas yéene fay tisbaar. muxtaaru tàkkusaan mi ngi tàmbalee 4h30. 4h30 mën nga julli tàkkusaan. ba 6h fa la yem. bu 6h weesoo maa ngi fas yéene fay. d'accord mais timis nag moom dafa gaaw. mais gée bu jotee gée moom ba fajar. mën ngaa julli gée mën naa jot nit ñi julli nga ne mën naa toog ba 3h du matin ba 4h du matin ba 2h du matin mën ngaa julli gée moom muxtaaram moo gën a yaatu. kon Pape normalement sunu sang bu tedd ba sa soppe ba Seydina Muhammad bi ñu ko jox julli gi yéwénal na ko yërëm nanu de yërëm nanu daf ñu ko yéwénal na ko ndax Pape yàlla nee na laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha man yàlla teguma bakkan lu dul lu mu attan te yàlla sonalul ab jaam yàlla sonalul jaam yàlla yërmandeem gi ëpp na mindee fi yàlla yërmande borom bi subhanahu wa taala ëpp na mindee fi yonent bi alayhi salaam toog na saxaaba yi daal di ree kenn koo xam ne musul defal yàlla dara la musul defal yàlla kii ne ko yàlla dafa ma ameel àq yàlla ne ko baal ko mun ko mënuma koo baal yàlla ne ko baal ko mun ko mënuma koo baal na ma fay àq bi ma ameel yàlla ne ko gestul waa ji gis benn château boo xam ne mu nga aljanna mu ne yàlla ku moom kër gi li ay nabiyin aw li ay sadiqin aw li ay shahidin ban prophète moo ko moom yonent wala ku la dëggaloon wala ban martyr mu ne ko kenn moomu ko ci yow mi yaa ko moom ci kaw boo baalee sama jaam bii waa ji ne ko yàlla baal naa ko mu ne ko demal waa ji dem aljanna waa yàlla ne ko taxawal kaay jàppal ci loxoom ngeen ànd waa jàpp ci loxoom ñu kondom mi dugg aljanna Seydina Muhammad mooy yërmande yàlla ëpp na mindee fii ci yàlla jërëjëf oustaz Pape Hann billahi noonu la koy waxee tout le temps yow sa teewaay daal am na solo ci yeewu leen beek suba teel bi ñu xëyandoo ak yéen mbokk yi ci télévision Futur Média 8h mooy doog a jot daanaka tegal na ñeenti simili Fati Dieng ngi temp ndànk di ñëw lu tax journalo ca beneen studio ba mu ne ma déet fii moo gën a neex donc ñëwal nga jege ñu comme yow daal taxaw suñu wet moo la neex kaay bu ko defee nga yaatalal ñu xibaaru suba gi jotaay bu njëkk bi lay doon ci télévision Futur Média. subateel gi ngeen baal ma ñu doore ko ak assemblée nationale pencum ndawi réew ma démb Elimane jëwriñ yi Mahammed Boun Abdallah Dionne moom moo fa nekkoon député nag ku nekk ak sa gis-gis ku jégi moo xam ñi fare ci nguur gi bu ñenn ñi ne laaj na ci tontu na ci seen i laaj ñeneen ñi ne yenn ci laaj ci moom daal da koo fente lu ci mën a am daan ci dellusiwaat ak Ibrahima Kane ñu des ba tey ci pencum ndawi réew ma keneen ku fa teewaloon télévision Futur Média daa Aminata Mbaare Sow déglu na bu baax kaddu yi njiitu
jëwriñ yooyee lu jëm nag ci li nga xam ne moom mooy fitna wala sax crise bi am ci njàng ak njàngale soxal waa cadre daara yu kawe yi Mahammed Boun Abdallah Dionne nee na jot na am ay jéego yu ñu ciy jot a def leneen lu mu xamle itam moom mooy crise u Suneor bi dinañ ci indi li nga xamante ne si moom mooy ay saafara dañ ci ànd ba tey nuñ ko waxee woon ak suñu beneen naataango Aminata Mbaare Sow la ànd ci ak Mar Dieng ci caméra bi. ñu teg la ñu mayoon député yi ak kii di premier ministre ngir ñu poser ay question waaye tamit ñu andi ci ay tontu lii di exercice bu njëkk ñu waxtaanee ci lu jëm ci crise bi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku ci université publique yi ci Sénégal. rafet nañu njort bu baax lépp loo xam ne syndicat jàngalekat yi wax nañu ko te mu dëppoo ak yoon te du gàllankoor réforme bi gouvernement bi am na ci yaatuwaay bu mat sëkk ngir fekk ci leen ci loolu. Mahammed Boun Abdallah Dionne ak i gouvernement dem ci assemblée nationale bokk na ci li ñu waxtaanee tamit mooy situation bi am fële ci Suneor. nous nous opposerons à la. ñun nag duñu nangu ñu sànq Suneor jamono ji dafa bëgg a jaay unité bu Lindiane ak bu Ziguinchor ci fukk ak ñeenti milliards te loolu ñun duñ ko nangu teg ci dinaa woo Abbas Jaber fii ci Dakar laaj ko bu fekkee mënatul continuer investissement bi mu bàyyi. leneen lu itteel député yi mooy lu ñu ne yenn ci ay compagnie aérienne dañuy jóge Sénégal. South African n'a pas quitté le Sénégal. South African musul xalaat jóge Dakar dafa nekkoon ci ay jafe-jafe moo waral jamono ji mu nekk di taxawalaat compagnie bi Emirates tamit musul xalaat jóge Dakar. de retrait de Emirates pour Sénégal. grève bi ñu nemmeeku ci dara diggu doom yi ak tamit lu jëm ci xëyu ndaw yi loole lépp nag dégguñu ko foofee ci assemblée nationale fii ak weer Mahammed Boun Abdallah Dionne ak i gouvernement dañu ñëwaat fii ci assemblée nationale ngir defaat même exercice. Aminata Mbaare Sow yoon ak yoonal atte bi dox diggante Karim Wade ak Pape Albouri Ndaw dàqati nañu ko démb nag ñu joxante woon dig daje ca tuatekaay bi ci Ndakaaru ñi nga xam ne nag ñoom ñooy layool Karim Wade ñuy sàkku ndàmpaay jógee ci Pape Albouri Ndaw ndàmpaay lu duun lañu sàkk lu ko waral la ñu wax ne ñu amu ci dara ni ay firnde dañ ci ànd ak Adia Talla ci ay leeral. Karim Wade mi teewul ci baar bi avocat am yi seeni plaidoirie yi laaj nañu njiitu tribunal correctionnel bi mu daan kii di Pape Albouri Ndaw ñi ne lu mu def ne amul benn yoon ñu yokk ci di laaj rek ñu dàmp seeni client lu toll ci 47 milliards yu mu ne fekkoon nañ ko ci benn compte ci Singapour ñu njort ni kii di Karim Wade moo ko moom. Maître Ciré Clédor Ly di gën a xuus rek di laaj expert bi di Albouri Ndaw nañ ko nangul ci li nga xamante ne mooy expert bi mu doon ndaxte li mu def dafa graaw te deful li dul gën a bëgg rek dugal kii di Karim Wade. ginnaaw plaidoirie yi parquet bi daal di laaj rek ñu renvoyer procès bi ba 26 mars ngir rek mu mun a xoolaat bu baax yenn pièces yi ñu yokk ci dossier bi muy lu njiitu tribunal bi daal di nangu. Maître El Hadj Diouf bokk ci ñii di layal Pape Albouri Ndaw li mu laaj rek mooy ñu seppi pièces yooyu ndax bokkuñu woon ci njëlbeen bi. audience bi ñu amal ci diiru juróom benni waxtu nemmeeku nañ ci ay incident d'audience li ko waral rek bokk na ci président tribunal bi di artu kenn ci assesseur yi doon jëf naka sa dul noonu wala xiiroo ak ñaayoo diggante avocat ñaari parti yi wala kenn ci ndaw Karim Wade yi teew ci audience bi doon perturber salle bi ñu daal di ko téye laata ñu koy bàyyi bi audience bi jeexee. atte bi dina tàmbaliwaat ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars boobaa nag avocat défense yi ñoo daal di wéyal lay bi. Adia Talla sant nañu la ñu wax ci jaaykat ya nekk ca marché bu Dalifort ne ci fitna lu ko waral nget ku bon ak ñàkk set tax na ne ñu seen bërëb ba client yu bëri dañu ko woon ginnaaw léeg-léeg sax dem ci bopp koñ ba ndugg moo leen gënal dextu ba ca jaba ñoom ñoo sax ñuy sàkku ci njiit yi rawatina ña yore gox ba ñu jàppale leen ba cet ga gën a mën a jàppandi dañ ci ànd ak Salimata Seck ji bi jàlloo ci ay leeral. Montenede ab marché la marché Dalifort xet gu bon di gilli boo tegee sa tànk ci bunt ba client yi bari wuñu jaaykat bi di ñu xamal lan moo ko waral. kenn nekku fi ñaareel ba suñu place bi ñuy def suñu mbalit yeeg suñu ndox yi amuñu ko dindi amul bale setut wax dëgg yàlla demoon nañ maire ba ñëw di góorgóorlu defar ba ñëw di bale si di fomp si waaye taxul mu set daal. client yëpp daw nañu gisatuñu kenn bu ñu am mbalit bi ñu ñëwee na fii dafa xeeñ di daw.
soxna si di ñu xamal ni donte ni dañuy jënd ba pare duñ ci am dara wante itam am na ñoo xamante ni dañoo rek teg seen ay taabal ci biir quartier bi looloo tax ba ñu si bëri fa la ñuy yem. marché bi ñaari marché la rek moom mooy suñu jafe-jafe ak marché bi si dëkk bi tamit dafa bari ay taabal ak ay marché dañuy xëy toute la journée duñu gis kenn dañuy gis nga ne suñu taabal yi gisoo kenn si marché bi ñëpp ñu ngi si biir dëkk bi yenu seen paane si nangu ñoo ñëw si marché bi. Sylvie ñëw di jënd li mu xamle rek moom mooy donte ni am na fi soxla wante ñàkk pexe rek la ndax fii setul benn yoon. ah parce que fii bon da ngay ñëw doo am envie ndugg parce que fii xam nga rek doo am envie ndugg ni mu mel salte yeeg yooyu mais dañ fa am ay clients daal clients ñu jaay jën yu baax moo tax ñu fiy ñëw mais vraiment moom mu ñu mënoon dimbali clients yi. ay restaurant yu nekk ca wetu salte ga ay commerçant yu def seen liggéey mel na dara xewul loolee la ñuy dund saa su ne ñii di nekk ci marché Dalifort bi ci loolee nag ñuy xamle ni mairie bi ñu wàllu leen ndax lii doy na wax. Salimata Aw Seck ñu wax ci leneen alerte à la bombe wala simulation lu ci mën a am ci tronçon Mamel bi rond-point bi nekk fii ci côté grotte de la lumière li ñu fa gisoon moom mooy daal ci wetu benn banque jàlloon fa jafe na lool ana lan moo ko waral ñu bëri daal samp nañu laaj boobile waaye gisoon fukk la tontu nekkoon jafe-jafe dinañ ci dellu siwaat ci sunu xibaaru 10 heures yi ci français lay doon ak yeneen jotaayu xibaar ñu jeexalee dem ba ci biir réew mi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy askanu Thiamène Kayor nekk ci fitna lu ko waral ñu ne nag lu jëm ci seen forage nanu ko doxalee neexu leen benn yoon ñuy sàkku sax ci comité bi ko yore nga la ñu soppi doxalin wala bu fekkee ni mënuñu ñu jëlee leen fa teg fa ñeneen askan wa ci seen wàllu bopp wàccoon ca biir gox ba takk seen morso yu xonq ne nañ fi jóge sonn nañ ci fitna googile dañuy dem ba ca boobee diwaan fekk fa kenn ci ndawal télévision Futur Média Modou Mbaye lay wuyoo. askanu Thiamène Kayor rango ak seeni morso yu xonq wàcc ci mbeddu commune bi di ñaawlu ñàkkum ndox bu tar bi ñuy dundee ci jamono ji toog nañ lu tolloog juróom-benn fan askanu Thiamène amul ndox mar naan ñu sonn bay bëgg a dee di rootaani suñu jigéen ñi sonn suñu xale yi sonn li ñu ko teg di Asifor ñun dañuy fay suñu facture ni mu waree kon kenn waruñu xañ ndox. bu ñu sukkandikoo ci waa Thiamène Kayor mooy dafa am koppar yu ñu luubal ci seen forage bi muy li waral seen naqar. yorin gu bon moo tax xaalis amatu fa dërëm nekkatu fa ba waa Senelec ñëw coupé ñu courant waaye suñuy njiit teg ci seen i tànk kenn waxul muy njiit yi fi nekk ak yi nga xam ne si ñoo nekk ci arrondissement wu Koki. bu weesoo ñàkkum ndox mu tar mi leneen ci seen i njàmbat di benn infirmier ci seen poste de santé bii. ñoo ngi ne tey bu ñu feebaree wala suñu njaboot feebar on se déplace des kilomètres soit à Koki ou à Louga wala ñu dem ba Dakar. suñu infirmier nekk fi ñaari at amuñu infirmier poste de poste est-ce que xam ngeen ne tey kuñ fi bindal ordonnance su téeméer da nga fay téeméeri juróom-ñett fukk dem Koki dara ko faa jënd ndax pharmacie amul Thiamène. jàkkaarloog jafe-jafe yooyu askanu Thiamène Kayor ñooy xupp ne dinañ wane yeneen i feem su fekkente ne kilifay nguur gi àddu wuñu ci seen i bëgg-bëgg. Modou Mbaye ñu koy sant di ko gërëm mu doon àddoo ci biir réew bu Sénégal ak it na mu ko waxee Linguère ak li ko war la teewal télévision Futur Média Pape Cheikh. man dama foogoon ni Modou Mbaye Garmé def reportage boobu nekk Modou Mbaye bu ndaw la. Modou beneen Modou turandoom la Modou Mbaye. yéen. waaw bi nga ci déglu ngéew rek la xam ne Mbaye du Modou Mbaye Garmé. Modou Mbaye junior la. nekkati am yéen a def reportage boobu mel ni Pape Cheikh Diack daf ma attaqué démb bi ma paree permanence ci guddi gi dama da nga foog ni yow rek a fi tudd Pape Cheikh. parce que ñoom ñu tudd Pape Cheikh fu ñu ne Pape Cheikh la ñu tudd dañ leen di jaawaleeg man leen marché leen ba xam ndax Pape Cheikh gi benn la. jërëjëf Mame Fati. à tout à l'heure ñu bàyyi la nga noppalu di bu ko defee ca kanam nga del si 10 heures lay tombeel bu ko defee nga yaatal xibaar yi ci français ci télévision Futur Média 8h14 vendredi 13 mars 2015 plutôt tey jii mooy yeewu leen bi mujj ci semaine bi ba léegi rek ñu leen di ndokkeel di leen ziar bu wér te di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média El Hadj Mbaye Garmé Oustaz Pape Anne Mado Alfi ak Bessel ak man mii ñu leen di gunge tey pour neexal seen bëccëg ba noppi itam di leen gindi ci lu bëri loo xamee ni réer nañu ci wàllu diine xam nga nag li tubaab naan kenn amul monopole savoir xam-xam moom defe naa noo mënti toll war nga koo sàkku saa su ne loolu mooy indi yenn saa yi boo xamee mbir ci diine ba fàtte ko bul am ruseel di ko laajte am na yenn yoo xamante ni ñun sénégalais dañu naan rus naa koo laajte comme par exemple nu ñuy li xaame wala nu ñuy taayaa am na ay mbir yu bëri yu ñu jàppee détail ci diine rus koo laajte indi suñu julli ak suñu topp suñu borom duñu ko teg ci yoon
ko teg ci yoon Seydina Muhammad daan na ko wax sallallahu alayhi wa sallam li ma neex ci jigéenu Médine mooy amuñu kersa laaj seen wàllu diine amuñu kersa nit war na fexe ba xam nu muy jullee waaye Pape waxtu julli bari nañu dugg safara ñoo xam ne xam nga lu leen fa dugal yéexe julli yéexe julli waaw waaye borom xam-xam yi maa ngi nuyu baax sëriñ Lamine si sëriñ Ousmane ca Tiwaawan di ay borom yi xam-xam yu mag ñu ngi jàkkaarloo ñu sëriñ Babacar Abdoul Aziz borom xam-xam yi ñoom ñëpp ñu ngi jàkkaarloo ak noonu waaye yéexe julli dana dugal nit safara yàlla ci yàlla musal nit dafay julli ca waxtu wa waaye itam di laajte naka la ñoo sangoo farata naka la ñoo jàppee waaw yéex a julli di julli ca waxtu wa bañ maanaam daroori yu bi maanaam booy waxtu julli jot nga bàyyi ko ba daroori yu bi dikk mooy maanaam diggante tisbaar ak takkusaan ca bu timis di jot yaa ngay dugg ca daruri yu bi loolu nit waru koo sàggane waaye gee tamit fa ngay duggee ca daruri bi mooy bu 11h jotee gee muxtaaram dem na ba fajar waaye 11h nag balaa 11h nit war naa fexe julli ci waxtu ba mag ñi wax nañu ni nit buy julli ci waxtu julli maanaam rawatina waxtu gee heure gee net rek nga ciy julli loolu dana tax a gudd dana guddal fan. Oustaz ndax su ma dee def émission nii waxtu julli jot dama koy dagg julli ji wala mun naa julli en direct. da nga ko war a dagg. ndax war a dagg émission boo ko deful yaa ngi mel ni kuy jaamu. Oustaz kon wax yor bi te ma koo julli ji léegi. yor du farata sunna la. sunna la wax yor du farata sunna la. yor ay 9h 10h. 9h 10h. heure bi yor mi ngi ñëw 9h 10h. dañu ni Oustaz kon ñiy def seetu bi kuy liggéeyal sa sëriñ. ñiy def seetu bi wala kuy liggéeyal sa sëriñ ba waxtu julli jot. moo julli ji samam Seydil Hadji Malick nee na ka abidil asnaami yaa ngi mel ni kuy jaamu xërëm bi xëyri mira ci lu dul benn werante. waaw Oustaz bu ma waree journal lu 20h nag gee jot moo représenté gee ban heure la gee 19h40 et quelque la ñu bind sànq ci heure julli yi. mais est-ce que liggéey sax bokk ci jaamu yàlla nag foofu liggéey ci jaam waaye nag alaaj Mamadou Mbaye jullee gën a fort lépp moo tax sax ñu bëgg a fay julli dañuy film yi indi sax heure julli lay doon. Oustaz siira day jàll heure tàkkusaan siira heure daggagoo siira ba boobu ba tey yow kon seetaanoo siira maa ngi xool siira kat 16h lay ko élément bu dugg rek wàcc daa dem julli bravo ñeenti waxtu bariwul ñetti 3 minutes ngay julli yàlla sax daal tey naa la xool xam nga lu ma leen di ñaan yéen mbokk yi sarax leen ma rek te 4 heures na ngeen xool heure julli bi 4 heures la Oustaz di commencé xool leen ndax dina ko dagg julli ma daal Pape Cheikh neex nga ma toog am na daal yenn xeeti question yoo xam ne dafa garaaw parce que ni nga def waaye démb Boubacar kii Ndour sunu waaj sunu directeur bi nga xam mooy yeewu leen ni nga def ma daal bég naaj mais alal ñu ndoy xam nga loolu l'islam la mooy kon bàkkaar yu ndaw yooyu ca ngay jéggalu borom bi subhanahu wa taala bu waxtu julli jotee dama julli ji ba waxtu wees booy julli na nga jéggalu borom bi avant ngay commencé nga jéggalu yàlla xam ne yàlla yërmandeem ëpp na mindeef yi waaye it nag nga yow nga xam ni bi waxtu julli jotee julliwuloo dëgg la ba nga paree war a julli yaa ngi ci muxtaar mi waxtu wi weesoogul mais nga jéggalu yàlla ne ko waxtu wi kat 5 heures pile la woon mbaa 5 heures mooy la quart julliwuma ko yàlla maa ngi lay jéggalu moo tax mag ñi bala ñoo kàbbar sax wala bala ñoo li xam wax astaghfirullah azim di jéggalu borom bi subhanahu wa taala balaa ñuy li xam waaw mais dama gis ni tamit balaa ñuy wax allahu akbar man sax je le fais je l'ai appris ci sama papa xaw ma ndax yoon la ou pas dama yéene ba pare doog a wax allah boo li xaamee ba pare balaa ngay wax allahu akbar da nga yéene mais man li ma comprendre mooy yéene bi ci ma def ko ci arabe mooy gën wala ñu def ko ci olof yàlla la dégg na laaj allahumma inni nawaytu ilayka bi xasi faridatil wuduhi wala xaw ma lan am na luñ ci wax alaaj Mamadou Mbaye Pape Cheikh je veux juste savoir loolu yéen jàpp la mais nag Oustaz Pape Cheikh yaa ngi jàng ilayka bi haddayi faridatil bu doohi jàpp la waaw bu dee subhi nga ci teg mooy julli suba teel bi mooy julli salaatu subhi mooy julli suba Oustaz Pape Cheikh waay macha Allah lii mooy diine mooy l'islam nit da ngay gëstu te doo xamee yàlla mais yéene julli am nañu wax ni avant ngay kàbbar mën nga yéene waaye nee nañu fuqaha yu bari li ñu wax ne mooy boo ne allahu akbar avant nga naan akbar allahu am na ñu ni foofu mën nga fa yéene yéene ci sa xel man noonu laa koy defee am na ñu ni balaa nga naan allahu akbar
foofu mën nga faa yéene julli farata gi ngay julli waaye wuute borom xam-xam yi nag yërmande la yàlla daal ëllëg bu ñuy atte yàlla nañu yàlla atte ci yërmande ndax julli woo julli bu tax nguuru yàlla yokku mbaa nguuru yàlla wàññeeku waaye la yàlla digal ndax directeur bi ci télé bi kat lii mu la digal heure sàngam na la fekk ci télé bi heure boobu nag bu jotee jox ko ki tax nga am liggéey Baye Cheikh Sama alhamdulilah rabbil alamin yokku ci nguuru yàlla gi dara wàññiwu ci dara waaye nag ci la ndax dégg nga ma alhamdulilah rabbil alamin yokkul ci nguuru yàlla gi dara wàññiwu ci dara waaye ci la mais yow boo ne alhamdulilah yàlla yow lay dolli xam nga ci la mais du pour yàlla pour yow la dëgg la parce que yàlla ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma sante ma dolli leen waaye mais Pape ñi nga xam ne dañu ku mel ne besel xëyee këram ba 6 heures dajale yëpp jal ko nag nee na xaar nag ma fay nag sama buri julli loolu li nga wax sax sama jikko la ndaxte des fois ma dem émission horaire bi du ma mën a julli waxtu loolu ñu ko def bari na rawatina sama mbokk yi nekk bitim réew mais c'est pas normal mais c'est pas normal du yoon du jaadu mais rëcc bàkkaar yooyu yërmande yàlla daal ëpp na mindee fii waaye julli nag moom ca waxtu wa waaye itam yàlla terewul ku fay boori julli ndax am na zeng boo xam ne yonent bi mu demee al isra wal mi'raj zeng ba ñu ngi koy baxal malaaka yi di wëlbati zeng ba ma nga xonk cuy yëpp rasulullah jibril ne ko waaw zeng bee lu ko waral mu ni ko jibril ne ko sa xeet wi nga xam ne dañoo am ay booru julli te bëgg la yow ku la bëgg demal janna waaye yàlla kenn du ko romb ak booru julli ci zeng bii la ñuy taxaw fay seen booru julli d'abord foofu la noo jullee waaw fay bor yi ba pare seng ba xonq ba waaw bu xonq bi papa looy wax nii ba waaw door a dugg aljanna kon ñàkk julli alaaj pap wóoru ëllëg sa julli bu baaxee ëllëg yàlla mën naa bañ a xool leneen ndax asalaatu nuurun tashriqul qulubal musallina julli leer la day jolli ci xolu gaa yi jullikat yi waa kay jërëjëf oustaz Pape Hann lu ñu bëgg a xam rek laaj la ko ndax dañoo bëgg a gindeeku ngir rek yokk suñu xam-xam ndax daf ñuy jëriñ ñun ñëpp ñu jàll nag ci correspondant yi comme ni ñu koy defee fajar gu jot bu ñu journalé 8h ba noppi dañuy dugg ci gox yeeg gox-goxaan yi tey dañuy dem dëkk bu ñu naan Mbour bu ñu fa demee fekk fa suñu correspondant bii di Abdou Diouf Abdou ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. macha allah tey jii ci suba gi lu ñu mën a jàpp ci ay xibaar foofu ca Mbour. waaw bëri na waaye dañ ciy jox lenn rek jox la ko comme nee nga ñu bàyyi saar yu guddi yi ñu bàyyee la ko jël yu gàtt yi. dégguma nga ni. yow yaa fi ne woon ñu bàyyi saar yu guddi yi jël yu gàtt yi. waaw bëgg naa ngeen bàyyi saar yu guddi yi te yem ci saar yu gàtt yi waaw gàttal ko rek. ñu bàyyi Bakara yi te yem ci naat yi. waaw. waaw mu ngoog kon ambassade. ndeysaan Cheikh Abdou Diouf. ambassade bu Israël moo fi amaloon benn tàggat boo xam ne mu ngi ko jagleel ay soxna. waaw yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu liggéey ak ni ñuy def ba dugg ci wàllu entrepreneuriat. ñu ànd ci nag ak waa ONU Femmes loolee démb la fi amoon. muy benn formation boo xam ne nee nañu dañoo bëgg a fexe ba femmes yooyu toll ci ñaar fukk nekk ay chef d'entreprise bàyyi ko ci ay réew yu toll ci juróom-ñaar bokk ci denduk Afrique sowu jant bokk ci ñoom Niger Côte d'Ivoire Mali Cap-Vert Togo Burkina Faso ak suñu réew mii di Sénégal ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu fexe ba li nga xam ne ñoo ngi koy liggéey ñu mën koo maîtriser bu baax a baax leneen loo xam ne bëgg nañu maîtriser ko mooy protection environnement jëm ci wàllu aar alam gi ak lépp loo xam ne moo ñu wër ñi ko door nag di ab formation boo xam ne amoon na fii ci diwaanu Sindia ak Popenguine Ndayane mooy waa aéroport Blaise Diagne ànd ceeg nag waa inspection régionale bu eaux et forêt ak inspection départementale bu Mbour ñoom nag tàggat boobu ñu ngi ko jagleel ay ndaw ñoo xam ne ñu ngi nekk ci département bi rawatina ñaari diwaan yi nga xam ne lim naa ko léegi liñ ci namm mooy ñu fexe ba xool naka la ñuy sàmmee alam gi rawatina protection alam gi contre feu de brousse yeeg yi ni mel di lakk yi nga xam ne dafay faral di am Mbour nag département bi bokk na ci département yi nga xam ne fii ci région de Thiès ñoom ñoo gën a sonn ci wàllu lakk yooyu di daay yi leneen loo xam ne waxtaane nañ ko fii ba léegi jëm ci wàllu culture ci wàllu plutôt environnement mooy Ciment du Sahel Ciment du Sahel nag benn entreprise la buy yëngu ci wàllu ciment comme ni ngeen ko xamee mu nekk fii ci Kirène ñoom nag dañoo dalal démb benn commission boo xam ne mu ngi bàyyi ko Assemblée nationale di commission environnement mu ngi bàyyi ko plutôt conseil économique social et environnemental di commission environnement ki ko jiite xam ngeen ko mooy colonel Mame Balla Gueye ñoom nag déplacé wu nañu ñëw fii
li leen taxoon jóg mooy xool impact environnemental bi nga xam ne impact bi nga xam ne usine bi mu ngi koy am ci wàllu environnement bi ci étude d'impact environnemental ñoom nag gannaaw bi ñu defee visite bi nga xam ne kii di Alioune wala Oumar Sarr moom moo ko jiite woon nekk chargé de la commission environnement ci entreprise boobule di les Ciments du Sahel moom moo ko jiite waaye gannaaw bi ñu defee visite ba pare ñoom taxaw nañu ne dëgg-dëgg li ñu gis méngoo naak li nga xam ne moom la ñuy maanaam moom mooy norme yi ci li nga xam ne entreprise bu mel ni ñoom noonu la war a taxawee seen diggante ak environnement bi ndax def nañ ci ay jéego yu bëree bëri fi ñuy daanalee nag Pape Cheikh mooy li jëm ci wàllu festival ndax Mbour dafay waajal festival bu am solo mu tudd festival des cultures de Mbour ñu naan ko Fescule boobee nag dina door fii ci Mbour waaye dina am yu bëri yoo xam ne dina fi am ay làmb ak ay défilé lépp loo xam ne ay régate lépp loo xam ne dafay suuxat culture dinañ ko fi nemmeeku ci diiru benn semaine li ñuy daanalee Pape Cheikh bi la yoon dañuy daaneel mooy football diggante Ghana lay doon ak diggante Ghana ak Mali mooy ñaari réew yi nga xam ne ci poule B bu CHAN bu junior yi nekk fii ci Mbour ñoom ñoo qualifié démb ku ci nekk da ngaa duma sa naataango waa Ghana ñoom ñoo dóor waa Zambie ñaari bal ci benn waa Mali dóor waa Afrique du Sud ñaari bal ci benn comme ñaari équipe yooyu nekk ay équipe bu Afrique sowu-jant ci Ghana ak Mali ñoom ñooy représenté poule B bi ci li nga xam ne mooy demi-finale CHAN junior boobu di am fii ci Sénégal naka noonu ñoom ñaar ñëpp qualifié nañu fekk ji Nigéria wutali ji coupe du monde junior wala CHAN junior bi nga xam ne mu ngi war a am ca Nouvelle-Zélande Pape Cheikh. jërëjëf Abdou Sarr bi gàttul de. gàttul de bii de xam naa Yacine la moom ah. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax yaa ñu teewal foofu ca Mbour dinañu la bàyyi nga àggali liggéey bi ndax di nga ko gën a yaatal ci suñu ay jotaay yi xibaar ak it ci rajo bi RFM wala sax ci suñu site bi gfm.sn 8h27 mooy doog a jot laataa ñu jàll ci publicité yi ñu fàttali leen ne ci kanam Bessel ci carnet de voyage daf ñu yóbbu dëkk bu ñu naan Bakel foofee dafa am benn xeer boo xamante ni avril ba avril lay feeñ ci géej gi. waaw Pape Cheikh. waaw sinon ci yeneen période yi xeer bi du feeñ. déedéet kenn du ko gis c'est grave ça. waaw boo ko bëggee gis daal avril mois d'avril ngay dem. boo demee nag di nga gis xeer bi waaye bu dul avril moom mënoo gis xeer bi. mais géej boobu dafa am lu bari loo xam ne dafa kéemtaan loo xam ne moom moo fa nekk. bu ci kanamee buñ ci demee rek. di nga ko gën a yaatal. waaw dina ko yaatal et puis Alfie mu ngi ñuy préparer ay crêpes yoo xamante ni crevette la am ak yu baaxam naka la koy defaree depuis ce matin ci la defar patu crêpe bi di ngeen am ay techniques ak ay astuces yu am solo si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ce week-end en cuisine et puis El Hadj Mbaye Garmi tey nag Taïf la ñuy yóbbu dinañu fàttaliku ki nga xamee ni moo di Serigne Cheikh Gaynde Fatma waaye itam wax lu bëri ci ki ñu ne woon taaw la ca Ndaam Tafsir ca Gédé Garmi ca Kokki Serigne ca Touba wàlliw ci réew mi xale yi sax nee nañu mooy góor gi amul woon poche di Serigne Mbacke Mouhamed Serigne Mbacke Soxna Lo xam naa ni jaar-jaaram moom kenn dootu ko werante te Serigne Cheikh Gaynde Fatma dégg naa dafa bëggoon communicateurs yi. waaw dafa am ji góor gu baax guñ naan Assane ma roqee ko ma njàngaan bu ma saan daan tukki da koy yóbbu kooku nag mooy maamu laari sa doom bu ma saan daan tukki moom lay àndal bu daan recevoir tamit grand griot yi li mu leen di terale ci loxo daal dëgg-dëgg Assane ma roqee ko ma njàngaan moom dëgg ci loxom la laari moomu sax Assane ma roqee moomu nga xam ne dama xam nga da yenn saa yi nga am bàyyu xol waaw da yow magu xol nga yii waaw moom sama bàyyu xol la te moo jur bàyyu laari moo tax ma ni ko laari mooy sama dëgg la moom dafa nu bëgg lool nag wax dëgg yàlla tamit ñuy communiquer lu bari mu naan ma bàyyi Cheikh moom waaw moom sama taw la moom sama bàyyi la wallaahi wax na dëgg wax na loolu nag loolu te loolu dafa fort jeex na kon fàttali ko googulee dinañu ko amal ci kanam ak El Hadj Mbaye Garmi Mado ci comportement lay wax waaye comportement sellal naam borom xam-xam yi am na luñ ci wax oustaz Pape Anne wax na ci boobu ba tey waaye nag ñoom ñi nga xamante ni ñoo féetewoo kii fi jamono dafa am lu ñu war a comporter woo bu ñu demee ci ay conférence ci ay jotaayu diine. exact Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek nit ku ci nekk rek da nga ci am sa wareef maanaam noo war a doxalee sànq ba tey ñi ngi koy wax soxna yi am nañ ci wàll wala ñiy dem fekki conférencier yi waaye conférencier yi itam ñoom it am nañ ci wàll ndax kiy toog di jàngale ba ki nga xamante ne day ñëw di root si war naa mën a indi potu ndaam bu yóbbu moom itam potu ndaam boobu dana fees waaye des ñaaxaale ñoom itam bu ñuy indi nañ ci taamu potu ndaam boo xamante ne bënnul ndax dem di rooti ba pare li nga yóbbu mu bënn boo sàgganee boo ñibbisee doo ci am dara waaw tama du rooti mbay déedéet tama du rooti de oustaz Pape Anne ci kanam dinañu dugg ci wetu Seydina Limaamu
dugg ëttu Seydina Limaamu ñaan xalifa bi Alxaaj Abdoulaye Thiaw Laay mu yàgg fi te wér. Mame Mbaye Laay ñëw tey nag dañu war a waxtaanee. kalimatu laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah gis nga sama waaj li mu fooree. waaw buy tudd yàlla rek teg ko ci. wallaay boo tuddee yàlla tegoo ko ci yàlla du la fa. wallaahi ba noppi àjjuma bi passé ñu ngi woon. yàlla bëgg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa am sa benn soppe boo xamee ni Sénégal yëpp dañu ko fonk. muy soxna Fabintou Ndiaye. Fabintou Ndiaye moom itam mooy bàyyi ko Ndar. ñëw maag moom ñu jàkkaarloo ci Sidina Muhammad. jeex na maa ngi ko seen mu ngi temp ndànk ci escalier yi di wàcc jàkkaarloom ak oustaz Pape Hann di ngeen ko mën a seetaan ci kanam ci yeewu leen bi yooyu yëpp nag bu ngeen ko boolee mu jox leen yeewu leen àjjuma bi dañu koy àggali juste après publicité yi.